mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu dellu di leen di nuyu di leen dalal jàmm ci seen site Sénégo tey ñu ngi fii ci makkaanu forum civil bu ñëwee forum civil bokk na ci koo xamante mi ngi fii ca makkaan bi di ci yëngu ngir rek soxal réew mi muy Birahim Seck bu ñu ne Birahim Seck bu forum civil ñu fekk la fii tey sa makkaan nga dalal ñu di waxtaan ngir sa téere bi nga xam ne génn na ba noppi ñu war cee waxtaan as tuut ñu bàyyi la tout d'abord nga nuyoo ak internaute yi ñi seetaan ci Sénégo. maa ngi leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant ci ñëw bi ngeen ñëw fii tey ci forum civil di nuyu également askan bi nga xam ne moo ñu seetaan wala ñoo ñu seetaan dañu nekk fii ci Sénégal ak ci biti réew. jërëjëf gannaaw présentation bi yaa ngi ñu dalal wax ñu sa livre bi nga xamante ni moom nga tiim muy téere bi nga xam ne moom nga génne c'est la première fois Birahim Seck génne téere wala. waaw c'est la première fois ma génne téere. bu mel nii. waaye danaa bind. ay contribution danaa bind ay contribution danaa bind également yenn bokk ci yenn recherche yi. mais loolu c'était vraiment côté ONG. mais bi nga xam ne coowal Prodac. jóg na. ma ne bi yoon duma ci bind contribution. mais dafay baax trop pour la postérité. Sénégalais yi mën a di xam. yenn mbir yi xew. ñu bañ a yem rek ci dénonciation. mais ñuy énoncer. kon lii tam dafa bokk ci énonciation bi nga xam ne mooy méthode de travail bi nga xam ne jël nañ ko pour mën di leeral askan wi ci naka nañ yoree seen alal ci Sénégal. kon comme ni nga ko waxee muy bu njëkk Birahim Seck bu forum civil jëlal boppam en mai bind téere génne ko comme na nga doon def ay contribution di liggéey ak ay ONG maanaam di bind yoo xamante dafay soxal réew mi nga koy bind feneen mais bii yow yaa jël sa décision bopp génne sa téere bopp muy loo xamante mbiru Prodac bi bu ñu waxee mbirum Prodac ngir rek fàttali tuuti askan bi wala bokk ñu comprendrewul ku ci mel ni que Ousmane Sonko génn na fi. wax koppar gi nga xamante ni moo aaju ci foofu muy ay koppar yoo xam ne dañu ko luubal xëy na boog moo tax ba Prodac gën a leer muy ay information yoo xam ne génn na ci wàll boobu nga bind téere bi pourquoi nga bind téere bi pour mën a indi ay leeral ci lu leer ci mbir boobu nga xam ne ñu ngi koy tudd surtout titre bi nga xamante ni tuddee nga ko livre bi mu nekk loo xamante ni maanaam wàllu benn mbir boo xam ni la ñu pàccoo wala boog benn noosukaay. waaw boo xoolee livre bi. ñu ngi ko tuddee lettre au peuple. Prodac un festin. de 36 milliards de francs CFA. loo ci gis rek dafa am lu ko waral. lettre au peuple bi en réalité lettre au procureur la waroon doon lettre au procureur. laa ko war laa la jëbbal livre bi. waaye dama seetlu ne contribution yu bari. yoo xam ne dama ko doon bind. dama ci doon interpeller procureur ci wàllu yu bare ci wàllu Big Togo ci wàllu building administratif ci wàllu Ila Touba ci wàllu centre international Abdou Diouf yooyu yëpp bind naa ci ak yeneen ak yeneen ak yeneen su ma fu may daanalee mooy procureur dafa war a autosaisir pour leeral askan bi léegi bi yoon nag ma ne comme dafa nekk livre te dafay dem ci loxo sénégalais yu bari ak ñoo xam ne duñu sénégalais mais ci loxo nit ñi naa ne naa bind benn bataaxal askan bi naa bind benn bataaxal askan bi pour jéem a leeral wala boog pour participer ci débat bi nga xam ne moo nekk ci wàllu Prodac participer ci débat bi. parce que livre bi mënu koo jeexal. ñu ci participer nañ bind lettre askan wi wax leen ci li nga xam ne ñun yaakaar nañ ne moom moo xew ci mbir mi léegi biñ ko gëstoo ñu xool ko ci suñuy recherche te yéen journalistes yi ngeen def ci liggéey bu am solo boo xam ne daanaka doo leen ci bàyyi xel mi liggéey bu am solo parce que ci biir boo xoolee. am na ay interview am na ay li ñu bind ci presse bi. dama ko jël analyser ko dama uti des faits ndax débat bi da doon tourner autour de 29 milliards de francs CFA 29 milliards. ñu gëstu dañ gëstoo. ñu xam ne kat li nga xam ne moom la état bi engagé wu pour war ko fay
ci 4 daj yi mooy domaine agricole communautaire bu CFA. domaine agricole communautaire bu Itato. domaine agricole communautaire bu Kër Samba Kane ak domaine agricole bu Kër Momar Sarr état bi def na woon ñoom dañ ci dugal 29 milliards loolu mu nekkoon seen contrat technique. li ñuy wax seen contrat technique. waaye boo xoolee contrat technique bi dafa wuute convention de financement bi te sax boo xoolee encore une fois ci biir convention de financement bi et contrat technique bi li fa nekk ci ay clauses financières moo ëpp doole li fa nekk ci ay clauses techniques bu ñu defee analyse boobu yëpp ci wàllu convention yi parce que dañoo yàgg alerté c'est-à-dire ne Sénégal ministère de l'économie et des finances yi nii li nga xamee ne moom nañuy engagé état du Sénégal ci ay bor jaaduwul yenuwul maanaam am na ay yu leerul ay mbir yu doy waar yu nekk ci biir comme bii également convention la woon ak ay israélien ñoo lañ gëstu ba am convention bi analyser ko mais li fa nekk doy na waar li fa nekk mën naa ne c'est criminel li fa nekk autorité boo xam ne bëgg nga sa dëkk waroo mën a signer ay convention ak keneen ngir naan da nga leen di fajal bii soxla c'est-à-dire que dafa doy waar donc loolu la jël analyser ko jébal ko askan bi beneen bi également mooy ci bi ñu ko analyser gis nañ ne li nga xam ne état bi moom la engagé wu pour fay ko ëpp na 29 milliards 36 milliards 500 millions ak lu topp la 36 milliards 500 millions ak lu topp ñoo yem 36 millions yi te loolu am na ay éléments yoo xam ne sax dugaluma ko ci am na ay éléments yoo xam ne dugaluma ci parce que am na ay développement après diggante dag bu Itato ak dagu Sangalkam bi nga xam ne le président de la République inauguré na ko fan yii ci ginnaaw am na ay développement mais ma préféré yem ci lii te développement yi également dina mës a ñëw un jour donc bi ñu ko analyser ñu xool ne que mu nekk le ministre des finances que mu nekk le ministre monsieur Mame Mbaye Niang que mu nekk ki fi nekkoon directeur Prodac muy monsieur Jean-Pierre Senghor ak ki fi nekk actuellement muy monsieur Mamina Daffé ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci circuit de signature ak approbation contrat yi ñoom monsieur Birima Manga ñoom ñëpp am nañu ak sénégalais yi te ni nga xamee ne également mën nañu dépenser suñu xaalis dafa nekk loo xam ne lu doy waar la parce que liggéey boo xam ne ay bureau de contrôle ñoo ci nekk te li nga fay yëpp pratiquement bureau de contrôle bi contrôlé wu ko wax naa ko ci biir lu ëpp 14 milliards de francs CFA dama ko yemale foofu. ëpp na ko. fay nañ ko te bureau de contrôle bi mosul contrôler liggéey bi day dem constater rek ay kii ñëw joxe facture ñu ne nañ fay donc benn chaîne de responsabilité la. dama xoolee également souvent le ministre Mame Mbaye Niang bu doon génn def ay sorties. def ay déclarations. oui IGF du corps de contrôle jëm naa ko démontrer ci biir. oui man signé ma contrat financier contrat technique laa signé. ma wan ko ne ko ci contrat technique li ngay woowee contrat technique li fa nekk ci ay clause financière ñoo ëpp li fa nekk ci ay clause technique. te clause technique bi sax daanaka amu fa. parce que contrat boo xam da nga ko signé amul cahier des charges amul cahier de clause administrative générale amul cahier de clause administrative particulière amul cahier de clause technique particulière loolu nekkul contrat technique. maanaam tey jii dañoo jox opportunité tey kenn mënul garantir ca dag ya que li ñu fa joxe qualité la parce que amul lenn lu ñu ko war a méngaleel loolu mooy li ñuy wax les cahiers de clause amul lenn lu ko xam ne dañ ko war a méngaleel. ak benn bool doroo rek lañ jox entreprise bi te say bu ko neexee mu dindi lii dugal bu ñu ko waxee mu ne monsieur Jean-Pierre Senghor moom ma ko wax. donc mu nekk benn pàccoo boo xam ne benn pasare alal boo xam ne dafa doy waar ci loo xam ne projet boo xam ne dafa waroon générer lu toll ci 300 000 emplois ci liñ bind. dafa waroon générer lu toll 300 000 emplois loolu nag ñu ne mënuñ ko seetaan parce que ñi nga xam ne dañu leen choisir même comme ñu nekk ay financiers lu mel ne Loc Afrique bi nga xam ne monsieur Khadim Ba moo koy dirigé. te Loc Afrique bu jotee ci financer Prodac monsieur Amadou Ba moom moo tax. te wane naa ci biir également am na yeneen emprunt yoo xam ne état du Sénégal def na ko jaaral également ci Loc Afrique ba mu am ci bénéfice ci lu yomb yoo xam ne 5 milliards de francs
5 milliards de francs CFA loolu seen benn naataango boo ko bindoon. muy Cheikh Oumar Ndaw bu les Échos. ñu wane également ne ci discussion débat yi da nga doon dégg monsieur Mame Mbaye Niang naan du gré à gré. wan nañ ne ko na ko non seulement lettre bi ngeen bind parce que dama ci def ay lettres. lettre bi ngeen bind ARMP. mi ngi ci biir réponse bi ngeen tontu mi ngi ci biir décision bi ngeen jël mi ngi ci biir pour wane ne gré à gré la non seulement gré à gré la mais gré à gré bu illégal la teg ci. wan nañ également te def nañ ko ci biir. parce que également su ma jumul dégg naa ko dem mu ne amul preuve maanaam li ngi accusé amul preuve. bu ñu nee livre bi dina ci gis lettre bi nga xam ne moom moo ko bind ordre de service illégal boo xam ne moom moo déclenché lépp loo xam ne paiement frauduleux ordre de service bi nga xam ne monsieur Mame Mbaye Niang moo ko signé. te mu nekk ci biir. moo ko déclenché. kon monsieur Seck xam naa moom téere bi li ci nekk bëri na te mboot yi ci nekk yaa ngi koy dévoilé ñu bàyyi koog ñi nga xam ñoom ñooy askan bi comme li nga wax rek lettre au peuple la bataaxal boo xam ne ñoom nga ko jox te am na ay firnde yu bëri yoo xamante ni yaa ngi ko tënk ci biir lu soxal mbiru Prodac boobu bu Mame Mbaye Niang kon loolu nekk na loo xamante ni lu ñu war a dem gëstu ji la ngir gën a xool leeral yi ak gind yi mais bu ñu waxee ci mbir moomu mën nañ wax ne kon état bi dafa teg benn màkkaan boo xamante ni peut-être mu nekk benn ruq bu ñuy dugalee xaalis muy ay marché yoo xamante rek lépp ngir noosukaay wala boog am noo xam noonu la ñuy luubalee koppar maanaam ci gëstu gi dafa mel ni ki loolu la génnee. bien sûr c'est-à-dire que ci biir état bi. yamuñ ci li rek de. dinañ am ci leneen ci yoo xam ne dañ ci ñëw. mais gis nga ci biir état bi. dafa am benn système de prédation des ressources bu ñu créé maanaam dafa am benn système bu mettre en place. pour boo xam ne bu ñu bëggee El Hadj Malick riche léegi. day riche léegi. c'est-à-dire que benn système boo xam ne la système de parrainage financier lay doon. xam nañu wax parrainage wàllu élection. mais système de parrainage financier boo xam ne bu ñu la ko parrainé. da ngay riche. au détriment des Sénégalais. par exemple créer ay entreprise ay direction lu gën a garaaw créer entreprise. loo xam ne doo créer sax entreprise. ay papier nga yor. ñu dem lijjanti la ay lettres de confort ak yeneen. nga riche léegi nii. donc système boobu noonu en fait boo xoolee livre bi fondamentalement. c'est pour que Sénégalais yi. gën a yeewu. ci gën a exigeant. ci wàllu bonne gouvernance pour man. le débat pré-campagne le débat campagne électorale le débat après campagne li ko war a soutenir dëgg mooy bonne gouvernance li ko war a soutenir dëgg mooy population yeewu xam seen wareef li contribution la ci loolu noonu pour que système bi nga xam ne ministère des finances daf koy doxalee pour enrichir ay nit war a am ñenn ñoo xam ne day jaar ci ginnaaw également pour am ci ay retour de commission dugal seen compte bancaire système boobu moom la ñu war a éclater te lii loolu contribution la ci. donc ñun dañoo contribuer ci wàllu bonne gouvernance pour que débat wu candidats yi ñoom 5 ñëpp. autour mu nekk autour de la bonne gouvernance ñoom ay engagement wu ferme. ci naka lañu fexe ba système de prédation yi nga xam ne ñu ngi koy def. ci biir état bi. mu dàkk. parce que en réalité alerte la également ci banque islamique de développement. livre bi. parce que gis naa ko ci biir. exactement parce que. ñoom dañuy financer yeneen date. dañuy financer yeneen date. alerte la ci ñoom pour ñu xëpp seen bët xool naka dañuy fexe ba xaalis bi nga xam ne dañ koy lebal Sénégalais yi. xaalis boobu mu jaar fi mu war a. mais Birahim du banque islamique boobu rek nga wax parce que gis naa ay banque yoo xam ñu ngi ci biir ay tamit maanaam par exemple yenn fondation yoo xamante ni dañuy jàppale yenn ci ay bànqaasu nguur gi dugal ci ay xaalis kon alerte la rek pas ci banque islamique boobu mais yeneen di ay fondation yoo xam tamit dañuy yëngu ci mbir yu mel noonu. waaw alerte la pour que ñu xeex impunité. parce que bëri na fi Sénégalais yi sonn nañ ci dégg ay milliards. surtout mais souvent booy wax. dañaan day wax rek. mais tey boo jëlee engagement nga bind ko teg. dañuy xam ne kat lii ñu bind teg ko kat am na fu mu war a mën a sukkandiku. du ma ne ñoo am dëgg. du ma ne kenn moo am dëgg. ki war a xam ne ñoo am dëgg wala amuñu dëgg askan wi la bu ko askan wi deful procureur def ko. mais ñun li ñu war a mooy suñu engagement mooy. ci Sénégal lañ bokk. gis na ne alalu Sénégalais yi ñu ngi koy luubal ñu ngi koy caxat-caxatee ay nit ñu ngi ci enrichir damay wax ne encore une fois
buñ jum ci lenn buñ ñëw ci benn débat. ay 29 milliards la détourné wu ma dem 29 milliards. loolu du wax ci de. maanaam projet bi nga yor. ak pouvoir de signature bi nga yor mën nañu jox 29 milliards jox la 36 milliards dërëm du ci fell mais ce pouvoir d'influence dina tax nga enrichir ci am ay milliards et milliards et milliards. mooy système bi quoi. mooy c'est ça le système. c'est le système. c'est-à-dire que moo tax boo xoolee. ci landerneau bi. la scène publique. ñu bëri duñ bëgg a dégg cours de répression de l'enrichissement illicite. parce que détourné xaalis daanaka dafa xaw a xeewi. li nga këpp kees. dafa xew a xeewi dañuy développé d'autres systèmes boo xam ne. dafay jaaree ci trafic d'influence. dafay jaaree ci escroquerie. parce que am na fraude yu bari fi nekk. dafay jaaree également ci système d'enrichissement illicite boo xam ne dañ koy créer. pour que ëllëg boo waxee ne looy dëkk nañ ma 10 000 francs. te si ay këyit lay jaar ay signature ay cachet lépp. dëkk nañ ma 10 000 francs. 10 000 francs yaa ngi nii. maanaam 5 plus 5 égale 10. donc am na loolu leen la mu toppee. de loolu de. 5 plus 5 mën na nekk 10. plus li nga laaj wala li nga jox ba nga joxe yow marché bi. effectivement. donc système boobu daf fi bari. te nag am na ci yow am na loo xam ne. bëgguñu ko woon def ci livre bi. am loo xam ne dañ ko denc bëgguñu ko woon def ci livre bi. parce que voilà on sait jamais mais nañ jàpp ne nekk na lu doy waar loo xam ne nekk na lu grand loo xam ne. Sénégalais yi war nañ ci mën a yeewu. te gën a exigeant. ci naka nañu yore également seen. waaw parce que bu ñu toogee tey dégg naa ko léegi ci wax ji Sénégal toll na ay at yoo xamante ni dootuñu déggati ay millions mais milliards la ñuy dégg des milliardaires kenn ku ñëw ci nguur même pas un an tu étais un simple politicien un simple militant si benn un an nga nekk locataire si benn un an nga dugg ci nguur commence dawal ay oto yu bakkane sa jabar yeeg sa doom yi commence tukki nga nekk milliardaire Sénégalais yi loolu di leen xaw a jaaxal léegi sax nit buy ñaan léegi danaan yàlla naa nekk milliardaire parce que million mënatu la yor bu ñu waxee loolu ci livre bi ak ni mu riche ci côté contenu ni mu riche tamit li ngay wax ci wàllu bonne gouvernance comme forum civil ci li muy dox mooy ci loolu lay yëngu mais dafa mel ni bonne gouvernance boobu nga xamante ni yaa ngi ko tënk fii am loo ci puiser dafa am loo xam ne daf ci tombé muy élection yu ñu jëm dafa mel ni loolu tamit am na loo ci jublu pour le futur président wala bokk je sais pas. exactement wax nga ko. li ci jublu. mooy dama ne la encore une fois. 5 yi nga xam ne ñoom ñoo seq wàllu bonne gouvernance yi wàllu élection yi les 5 candidats ñoom seen bopp. ñu mettre au cœur de leur discours. la bonne gouvernance man sama intérêt. mooy que les 5 candidats. au cours de cette campagne-là. ñu mettre au cœur de leur discours. la bonne gouvernance parce que ñoom ñëpp en tout cas ñenn ñi. ils sont conscients que problème Sénégal problème gouvernance la ak problème valeur ak problème éthique. te ñenn ñi ku ci nekk jaar na ci coowu xaalis. Ousmane Sonko Macky Sall. du ma ko waxee noonu. mais dama ne. man askan wi laay waxal. man dama gëm ne changement transformation. du jóge ci kaw. wala boog bu dee jóge ci kaw 1/3 moo jóge ci kaw mais 3/4 ci base bi lay jóge. man loolu laa gëm. dama gëm un système de mobilisation sociale. moo tax ma ne lettre au peuple donc bu ñu ko adressé peuple bi c'est pour que peuple boobu noonu xam lan mooy dooleem. suñu constitution dafa ne. la souveraineté nationale appartient au peuple. ki léegi passé représentant député yi dañoo nasax ou bien par la voie du référendum maanaam directement. comme seen député yi la war a teewal dañoo nasax. askan bi nañ jël seen pouvoir bopp léegi seen souveraineté. bu ñu jëlee seen souveraineté daal di gën a exigeant ci ñi nga xam ne dañoo yor seen war a yor seen destinée ëllëg. donc livre bi benn contribution la. au débat sur la bonne gouvernance bu naxante. bépp projet politique boo mën a am. parce que boo xoolee Sénégal am na plan émergent. Bénin am na plan émergent. Côte d'Ivoire am na plan émergent. ñetti dëkk yooyu yëpp am plan émergent. ci indice de perception de la corruption bi génn. ñoom ñëpp ñu ngi ci zone rouge bi kenn mu ci moyen wala lutte contre la corruption. loolu mooy la te ñoom ñëpp boo xoolee seen plan émergent am na ay axe stratégique bu dul axe 1 bi. di axe 2 wala axe 3 axe 3 bu Sénégal par exemple bonne gouvernance et état de droit. lu tax nag axe boo xam ne axe bonne gouvernance la état de droit. suñu justice na sax suñuy alal ni ñu koy gérer également gën a na sax. donc li ñu war a liggéey mooy. pilier fondamental du développement mooy la bonne gouvernance donc ñun suñu rôle mooy
et inviter les populations à devenir beaucoup plus exigeants pour la gestion de nos deniers. Gestion de deniers boobu noonu de façon transparente bu amul gi ci ginnaaw mu am peuple boo xam ne peuple bu yeewu la peuple bu mature la peuple buy demander compte la duñ mën dem. ñaata rapport la ñu Cour des comptes yoreel ñaata rapport la ñu ARMP yoreel ñaata rapport la ñu OFNAC yoreel ñaata rapport la ñu IG yoreel donc comme ñoom ñi nga xam ne ñoom nekk les institutions légales yoo xam ne ñoo war a jëbbal askan information bi defuñu ko askan wi def ko te man ci askan bi laa bokk yaakaar naa donc sama rôle également mooy informer askan bi xam naa leen du ma ko denc xam naa leen tënk naa ko ci téere xam naa leen utal naa ko firnde dugal naa ko jox naa ko askan wi. Birahim fi ñuy jeexalee ci wàllub scandale bii nga xamante ni fësal nga ko ak li nga ne am na yu bëri yoo xam ni waroon na dugg ci téere bi mais dañ koy denc parce que tamit am na ay suite dina am ay rebondissement li ñuy wax ci beneen scandale est-ce que am na beneen scandale boo xamante ni ute na ak bii ute na ak yi nga denc surtout tamit ak bi ñu mujjee wax loo xamante ni xaw na ñaaw tuuti ci xelu askan bi xaw ma ba xam sa xel a ngi ci wala boog dox nga ci ay jéego pour gëstu ko muy arène nationale avec les 32 milliards bi ñu ci wax te biñ demee ba ci biir nee nañu ay doowu chinois yi la. doo arène kese dama ne la doo arène kese dama ne encore une fois bu ñu yàlla dimbale mosoo leen ci cat ak làmmiñ mosoo leen ci pexe noonu du yem ci bii encore une fois bu ñu yàlla dimbalee la mosoo leen ci cot ak pexe noonu yaakaar ba ñu yem ci bii te lépp loo xam ne ñun xam nañ ko askan war koo xam dañ leen ko jébbal muy arène nationale rek muy 94 milliards yi muy ni ñu financé centre international Abdou Diouf ni ñu financé building administratif kooku moom ak lu mu mën doon jàppal ne duñu ko bàyyi mu jël ak yeneen pexe yoo xam ne mi ngi xew ci biir ministère de l'économie et des finances ak yeneen pexe yoo xam ne xew na ci yenn projet yoo xam ne yenn ministères yi ñu ngi koy gérer te incha allah rabbi loolu dinañ fi ñëw ci kàttanu Yàlla